asalaamaaleykum mbokk déglukat yi daleen nag jàmm ci seen émission allo docteur ñu nuyu suñu invité docteur Babacar Gueye maa ngi lay nuyu. soxna Rosalie ñu ngi lay jaajëfal di nuyu seen auditrices yi ak seen auditeurs yi di leen remercier ci invitation bi et puis surtout pour accueil bi. Merci beaucoup. Docteur Babacar Gueye nga nekk directeur de la lutte contre la maladie dama lay bàyyi nga présenter auditeurs yi yow yaay kan direction boobu noonu nga jiite aussi lan mooy taxawaayam ci ministère de la santé. ñu ngi lay jaajëfal soxna Rosalie balaa may tontu ci laaj boobu dama la bëggoon ñaan soo ma ko mayee ñu yeesal suñu njaal ci ñaari xalif généraux yi nga xam ne bàyyeeko woon nañ fi démb notamment xalif général bu Thiénaba ak xalif général bu Layène di ko jaal askanu Sénégal yépp incha allah di ñaan yàlla ñu nekk ci àjjana yi nga xam ne ñoo gën a kawe et surtout di jaal ka nga xam ne mooy suñu kilifa di suñu jëwriñ monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne xalifu Layène bi waajur la ci moom moo jur soxnam donc ñu ngi koy yeesal ci turu ministère de la santé et de l'action sociale yëpp suñu njaal di jaal aussi bépp doomu aadama ba nga xam ne ñàkk na bakkanam ci période yi ñu nekk particulièrement ci mbas mi et aussi di insister ci ñi nga xam ne ñooy personnel de santé nga xam ne jugee nañ fi ci mbas mi donc ñu ngi leen di jaal ñoom ñëpp benn massawu maintenant man maay docteur Babacar Gueye comme ni nga ko waxee spécialiste en santé publique yore fee ci ministère de la santé direction de la lutte contre la maladie mooy direction bu nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu feebar moom mooy toppatoo naka lañ koy aaree naka lañ koy fajee muy doon ci feebar yi nga xam ne dañuy wàllante ak feebar yoo xam ne feebar dëkkaale la mooy maladie transmissible yi ak maladie non transmissible di toppatoo aussi lépp lu jëm ci wàllu santé bucco-dentaire santé mentale ak wàllu feebaru bët donc loolu mooy suñu liggéey ci ministère de la santé et de l'action sociale te di fàttali que ni direction boobu mi ngi bokk ci direction générale de la santé publique. tey comme niñ ko déggee ci bande annonce bi mooy li ñuy waxtaanee mooy mbirum mbas mi comme niñ ko defee fan yi ñu génn waxtaanee mbirum test yi nga xam ne chaque jour ñu gis ne lim yaa ngi yokk mu amit lu bees lu ci nekk waxtaanee ñàkk bi waxtaanee aussi limu ñi nga xam ne ñu ngi ciy ñàkk seen bakkan docteur Gueye li ñuy dooree sax mooy bilangu tey bi lan lañ ci mën a jàpp bu fekkente ne mën naa ko fàttali rek. li ñu ministère de la santé eggale ci xibaar mooy am na 336 tests yoo xam ne dañoo ñëw positif ci ñooñu nag am na ci ñoo xam ne dañ cee ñàkk seen bakkan toll nañu ci fanweer ak benn am na ay cas grave moo ñi nga xam ne dañoo sonn ñoom ñu ngi toll ci 66 maanaam juróom-benn fukk ak juróom-benn am na ci ñooñu ay cas communautaire moo ñoo xam ne xamuñu ko leen wàllu feebar bi toll ci ñetti téeméer ak fukk ak juróom-benn loolu ban jàngat nga ciy def docteur Gueye. Je pense effectivement tey ñi ngi ci en tout cas période bu am solo ci wàllu mbas mi je rappelle que Sénégal mi ngi am premier cas dès le 2 mars 2020 donc ci diggante bi traversé nañ ci ñetti période essentiellement en tout cas ba fu ñu toll nii bu njëkk bi mooy première vague bi ensuite ñoom benn deuxième vague et puis depuis mois de mai ñi ngi observé benn troisième vague bi soo ko seetloo dafa commencé woon am benn augmentation fulgurante des cas dem nañ ba am 1733 cas ci benn bés te gis nañ ne taux de positivité bi mooy soo jëlee ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy testé soo si jëlee téeméer fanweer yi wala lu ëpp fanweer yi def nañ sax ba boo xam ne am nañ ci fanweer ak juróom taux de positivité 35%. Maintenant tey gis nañ ne c'est vrai 336 cas lañu am mais li ci ëpp solo mooy ñu natt taux de positivité bi mooy ci ñi nga xam ne testé nañ leen ñaata ñoo ci am jàngoro bi te tey gis nañ ne soo ci jëlee téeméer fukk ak juróom ñoo am jàngoro bi donc gis nañ ne am na ay jéego yi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu taux de positivité bi mais ñuy fàttali que ni toujours dañu war a nekk en alerte parce que particularité troisième vague bi mooy mbas mi en tout cas virus ba nga xam ne mooy indi mbas mi dafay soppeeku donc gis nañ ne ci àdduna bi yëpp virus bi mën a soppeeku ba joxe li ñuy wax ay variants yi soo leen nattee toll nañ ci ñeenti junni mooy 4000 mais kuréel ba nga xam ne moo leen dénk wàllu wér-gu-yaram ci mbootaayu xeet yi daf ci natt yi nga xam ne ñoo gën a préoccupant ñoo gën a sonal askan bi te bokk na ci variant delta bi donc gis nañ ne variant delta bi particularité mooy fekkoon virus bu njëkk ba wàllante bi day nekk benn bi day nekk juróom-ñeent donc te gis nañ ne ñi nga am doomu jàngoro bi yëpp fekkee téeméer lañ
juróom-ñaar fukk yi variant delta bi moo ko indi. donc waruñuy wax rek ni taux de positivité bi jóge na fanweer ak juróom ñëw fukk ak juróom mais dañu war a gën a taxaw temm nekk ci alerte bi jéego yi nga xam ne war nañ ko gën a dëgëral ñu continuer ko ci wàllu prévention ak ci wàllu vaccination bi nañ ci ñëw ci kanam. leen li aussi mooy cas grave yi effectivement ak wàllu ñi nga xam ne ñooy ñàkk seen bakkan ci mbas mi. En fait soo amee benn décès sax dañ koy naqarlu mais si wàllu épidémiologie mën nañ ko comprendre soo seetloo depuis première vague troisième vague bu mu tàmbalee cas yi dañ doon yokku mais période boobu cas de décès yi topp woon courbe ascendante bi donc tey cas de décès yi yokku na effectivement parce que am na benn stock malade ba nga xam ne mi ngi fi bien que taux de positif yi wàññeeku na loolu moo tax dañuy am décès yi nga xam ne day important décalage ba nga xam ne amoon nañ ko ci début épidémie bi mu xam ne cas yi ñu ngi yokku décès yi yokkagul woon décalage boobu la ñuy observer décès yi di yokku en attendant taux de positivité bi di gën a wàññeeku. ñu gis tamit ci bilan bi ba tey ñu yëgle ci ne ñi nga xam ne ñàkku nañu toll nañu ci 1 million ak juróom fukki junni ak benn ak juróom-ñett fukk ak ñaar 1 million 51 mille 82 ça veut dire que limu ñi nga xam ne dañuy ñàkku dafa yokk bés bu nekk loolu ban jàngat nga ciy def. waaw loolu lu am solo la tey fi ñu toll ci mbas mi dëkk yëpp ci wàllu épidémie en tout cas la nga xam ne mooy jumtukaay buy gën a tax ñu mën a xeex mbas ci àdduna bi mooy vaccination. gis nañ ne jamono yi ci ginnaaw gis nañ ne fi rougeole gis nañ fi ay épidémie méningite mais la nga xam ne moo tax feebar yooyu am ay tànku ginnaaw vaccination la donc tey suñu amee la nga xam ne toll na ci 1 million 51 mille 82 personnes yi nga xam ne tey ñàkk na leen ci wàllu mbas mi dañ koy rafetlu bu baax te wax aussi suñu mbokku sénégalais yi ñu continuer engouement ba nga xam ne am nañ ko ci wàllu ñàkk bi ñu gën ko dëgëral nguur gi mi ngi def kéemtalaay kàttanam pour que disponibilité vaccin yi ñu assurer ko et aussi li ci ëpp solo mooy tey ubbi nañ vaccination bi soo ko xoolee Sénégal tàmbali na campagne de vaccination contre la Covid-19 le 23 février 2021 bi ñu ko tàmbalee dañu ciblé woon ñi nga xam ne ñoo am feebaru dëkkaale maladie chronique ñi nga xam ne seen at weesu na juróom-benn fukk ñooñu lañ gënoon en tout cas prioriser mais bi ñu ko tàmbalee ba mu def ay bés dañ ne nañ ubbi vaccination bi def ko ñëpp ñi nga xam ne seen at weesu na fukki at ak juróom-ñett dañ leen ñuy ñàkk te loolu mooy premier élément ba nga xam ne tax na tey ñu toll ci lu ëpp 1 million ñi nga xam ne vacciné nañ leen mais aussi stratégie ba nga xam ne monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale sant na ñu def ko mooy ñu génn ci poste de santé yi organiser ci région yëpp li ñuy wax ci nasaraan stratégie avancée wala stratégie déplacée mooy dañuy dem ci place publique yi ci lieu yi nga xam ne am nañ yaakaar fekk fa ay doomu aadama fekk fa ay sénégalais fekk fa cible bi pour ñàkk leen soo gisee exemple Dakar am na ay vaccinodrome yi nga xam ne installé nañ ko mën nañ jël exemple arène nationale mën nañ jël exemple Léopold Sédar Senghor mën nañ jël exemple place de l'Obélisque place du Souvenir vraiment loolu lu am solo la tax na ñu permettre yombal accès bi ci population bi pour que ku ci nekk soo bëggee ñàkku nga dem ñàkku mais vraiment ñuy insister pour que tey mbas mi li ñu ci mën génnee mooy ñàkk bi mais fàttali rek que ni am na erreur ba nga xam ne suñu en tout cas suñu concitoyens yi ñu koy def ñenn ñi en tout cas mooy dañuy yaakaar ne suñu ñàkkoo rek jeex na donc ñàkk bi mais insister et vraiment ngeen jàppale ñu ci message boobu ñu koy diffuser du da nga ñàkku da nga war a bàyyi mesure barrière ñàkk yi ak respecter mesure barrière yi ñoo ànd donc soo ñàkkoo da nga war a continuer dandante bi di respecter dandante bi di raxas sa loxo foo toll ak ndox ak saabu wala ngay jëfandikoo solution hydroalcoolique mais surtout di takk masque saa su ne surtout soo nekkee fa nga xam ne dafa bëri nit et puis rassemblement yi ñu wàññi ko ak déplacement inutile yi donc ñaar yooyu ñooy ànd pour que vraiment mbas mi dellu ginnaaw fii ci Sénégal. Ministère de la santé génne tamit note d'information démb pour indi leeral ci ñi nga xam ne mooy jigéen yi ëmb ak jigéen yi nàmpal fàttali ne ñoom it ci cible bi la ñu bokk te war nañu mën a dem ñàkku ji parce que récemment dafa bëri woon ay laaj yu bëri yoo xam ne dañu doon bëgg ñu indi leeral ci mbir moomu lan nga ci wax docteur Babacar Gueye. waa laaj nga laaj bu am solo
et foofu balaa may tontu si laaj bi vraiment da nga may ma gërëm ñaari kuréel yi nga xam ne ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi liggéey ak ñoom ci wàllu ñàkk yi si wàllu vaccination mooy kuréel ba nga xam ne ñu ngi koy woowee comité consultatif de la vaccination au Sénégal mooy kuréel ba nga xam ne ay kàngam ñoo fa nekk ñoo xam ne dañu autonome mooy ñoom en tout cas ci wàllu xam-xam ak si wàllu hiérarchie amul dara leen lii ay ministère de la santé et de l'action sociale dañuy joxe xalaat ci vaccination bi donc kuréel boobu ci tàmbali vaccination bi soo ko fàttalikoo ñoom ñoo waxoon yan xeetu vaccin le Sénégal mën na jëfandikoo mais kuréel boobu aussi bu muy joxe avion wala xalaatam ci ñàkk yi waxoon na clairement depuis le début que ni jigéen ñi nga xam ne jigéen ñu wérul yi mën nañ jëfandikoo vaccin yi nga xam ne am na Sénégal donc boobu kuréel ñu ngi leen ñuy jaajëfal di leen gërëm si turu ministre de la santé et de l'action sociale mais aussi am na beneen kuréel bu am solo boo xam ne ñoom aussi ay experts lañ surtout ci wàllu jigéen ñi nga xam ne dañuy ëmb di imbi mooy li ñuy wax association sénégalaise de gynéco-obstétrique ñoom aussi liggéey nañ liggéey bu am solo ci wàllu gëstu ci wàllu saytu li xew ci àdduna bi surtout li nga xam ne données yu disponible mën nañ ci sukkandiku pour def ay recommandations wala jotal ay recommandations ministère de la santé et de l'action sociale léegi bu ñu dégloo ñaari kuréel yooyu may fàttali que ni le 2 août bi passé donc lundi 2 août précisément si comité national de gestion des épidémies mooy kuréel buy toppatoo wàllu mbas mi fa nga xam ne foofu la ñuy jëlee décision yi recevoir nañ fa président association sénégalaise de gynéco-obstétrique ak benn naataangoom ñu présenté ñu wax ak ñun et puis wax ne que ni effectivement ci la nga xam ne jot nañ ko ci gëstu jigéen ñi nga xam ne ëmb nañ mën na leen ñàkk yi nga xam ne ñoo nekk fii Sénégal donc vraiment loolu avancé bu solo la bu am solo la parce que gis nañ ne ci troisième vague bi ak variant delta bi non seulement mi ngi laal xale yi professeur Ousmane Ndiaye wax na ci lu am solo démb ci communication journalière mais ñi ngi laal jigéen ñi nga xam ne ñi ngi ëmb te gis nañ ci jot nañ ci am lu mu néew ñeent jigéen ñi nga xam ne dañu ëmboon ñàkk seen bakkan donc tey suñu jëlee ay recommandations pour inviter suñu médecin chef de région yi ak médecin chef de district yi ñu ñàkk jigéen yu ëmb yi donc vraiment loolu jéego bu am solo la ñu ngi leen di ñaax ak seen sage-femme yi ak seen gynécologue yi ñu yombal leen ñu ñàkku ci kër docteur yi. kon nag dañuy fàttali suñu ay auditeurs que ne ñu ngi suivre seen émission Allo Docteur tey ak docteur Babacar Gueye docteur Gueye moom moo nekk directeur de la lutte contre la maladie ci ministère de la santé li ñuy waxtaanee soxal mbas mi tolluwaayu ñàkk yi naka lañ koy defee ñan lañ ci ciblé ci wàllu test yi naka la ñuy def ak yenn jafe-jafe yi nga xam ne am na ci lu tax mu yéex ak yooyu yëpp donc auditeurs yi nga xam ne bëgg nañu intervenir poser seen question wala indi contribution mën nañu woote ci 33 825 18 30 ñu yemale ko nag ci thème bi nga xam ne moom la ñu tànn tey jii di 33 825 18 30 ñu gis docteur Gueye que ne dafa am benn appel bu dugg ba pare ñu jël ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar. Soxna Rosalie maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di la sant di gërëm si l'ordre national des médecins ak Valdac. waaw di nuyu tous les auditeurs di leen wax bonne année musulmane. yàlla na at bi dàq yeneen at yi te yàlla na fi yàlla jëleel mbas mi. waaw di gërëm particulièrement tout le corps médical. allo. oui waaw ñu ngi lay dégg. waaw di gërëm particulièrement tout le corps médical. di nuyu sa invité boobu sëñ Babacar Gueye. waaw léegi dama doon wax ci problème vaccination parce que ministère dañu promettoon ni AstraZeneca dina ñëw ci semaine passée. mais ba léegi man le 23 juin laa waroon def sama rappel. le 23 août bi dina def 3 mois. est-ce que diggante boobu est-ce que nu ma waroon aaree est-ce que su ma deful deuxième dose bi parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas tous les contours. waaw dañu lay wax ni 3 semaines jékki-jékki ñun la 3 mois jékki-jékki léegi ñun comme vaccin bi amul ñu ni mën na dem ba 6 mois dañuy tâtonner waaw vraiment je suis avec le corps médical mais des fois je me pose des questions. parce que si sa plateau boobu am na docteur boo invité woon mu ni les femmes enceintes waruñu ñàkku ci sa plateau boobu. mais nee na femme buy nàmpal mën na ñàkku mais les femmes kii
donc le corps médical là bu ñu ñëwee ci plateau yi nañu wax lu leer parce que ñoom ñooy seen tergiversation yooyu mooy pousser nit ñi ñu commencé di rétracté wu parce que tey bu ñu waxee lii suba ñu wax lii si rajo bi am na benn rajo yoo xam ne benn docteur nee na il faut ñu vacciner 70% de la population pour ñu mën a atteindre le taux de xaw ma lan. immunité collective. mais man ko kere moom ko waxee j'étais pas d'accord ñun am nañu 1 million de vaccinés. am na ñoo xam ne maladie bi dal na leen ba pare ñooñu maladie bi dal ba pare déjà am nañu une couverture d'immunité moom calculé wul ñooñu tout soo xool la plupart des jeunes première vague kii bi la plupart des jeunes dal na leen te yëguñu ko. ñooñu ñëpp ils sont protégés peut-être bu ñu amaatee beneen dose dina baax te daal li may kii daal nañu wax nit ñi loo xam ni c'est pondéré exact lu nit xamul bu mu ko wax te yéen tamit seen plateau yi bu leen invité nit koo xam ni amul xam-xam ci mbir mi. waaw loolu daal laay bëgg di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ju bari macha allah jazakumullah xayran. jërëjëf sëñ bi Thiam woote Malicounda donc 33 825 18 30 question yi noté nañu ko suñu invité docteur Babacar Gueye dina ci jéem a indi tontu ma fàttali ko rek docteur première inquiétude am mooy que ne mu waroon na def rappelu AstraZeneca le 23 juin te le 23 août lay le intervalle bi di mot 3 mois yan conséquences la ci mën a am lan moo tax au début ñu waxoon femme enceinte warul ñàkku te léegi ñuy ñàkku defe naa tontu woon nga ci parce que ñu ngi ci doon gëstu loolu yëpp dinañ ci dellu si ak mbiru 70% de vaccinés pour am immunité collective ak immunité bi nga xam ne yaakaar nañ ne les malades guéris yi war nañ ko mën a am ba kañ dañuy am immunité boobu ñu jël beneen auditeur asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi lay ziar soxna si. maa ngi lay ziar soxna Rosalie man maa Xarim Ndiaye maa ngi wootee Thiès. soxna Xadi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi fay di nuyu docteur. dafay jël ci la nga wax noonu rek ci vaccin yi AstraZeneca bi ndaxte man moom laa jël personnellement depuis boobu ba léegi ñu xaar suñu deuxième dose dama doon laaj docteur ba xam effet du am effet wala dañuy toog di xaar ba keroog deuxième dose bi di ñëw wala fu ñu ko dégg benn mun nañoo demaat beneen point defe ko ko deuxième dose bi comme bu ñu yóbboo suñu carte daal. nga xam mun nañoo dem beneen point boo xam ne dégg nañ ni am na dose boobu Astra bi ñu defe ko foofu. d'accord nga xam mun na nekk ok di leen gërëm di leen sant. jërëjëf soxna Khady woote ci diwaanu Thiès soxna Khady Ndiaye dinañ ci indi ay leeral ak suñu invité docteur Babacar Gueye ñu seetaat beneen auditeur ci 33 825 18 30 balaa ñuy wéy ci waxtaan bi ci yeneen poñ yi nga xam ne boole nañ ko ci li ñuy waxtaanee tey jii docteur Gueye yaa ngi reetaan rek xanaa auditeurs yi ngay rey. ñu ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñoo woote poser question vraiment question yu am solo la. question yu am solo la te vraiment ñi ngi rafetlu la nga xam ne am nañ ko comme intérêt pour déglu émission bi et puis vraiment laajte question yu am solo yi et suñu tontoo ci question yi aussi dinañ profiter pour éclairer la nga xam ne ñooy ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi déglu déjà premier élément bu may wax mooy ci wàllu intervalle entre doses yi. loolu vraiment dafa am leeral ba nga xam ne war nañ ko ci indi parce que wax naa la ci njëlbéenu wax que ni am na kuréel ba nga xam ne mooy toppatoo wàllu vaccination fii ci Sénégal mooy comité consultatif de la vaccination et des vaccins au Sénégal ñoo tànn vaccin yi nga xam ne war nañ ko jëfandikoo ci réew mi donc am na ci xeetu vaccination tey ñuy jëfandikoo comme fii ci Sénégal ñetti xeet la. bu njëkk bi mooy Sinopharm donc Sinopharm moom la ñu wax que ni intervalle minimum bi 3 semaines la d'accord. Deuxième chose mooy AstraZeneca intervalle bi 3 mois la donc AstraZeneca c'est pas 3 semaines Sinopharm mooy intervalle entre 2 doses yi 3 semaines soo jëlee sa première dose Sinopharm da ngay xaar cetti ay bés soo ko jël sa seconde dose AstraZeneca da ngay jël sa première dose xaar ñetti weer soo ko jël sa seconde dose Johnson bu mujj boobu dose unique la suñ la ko ñaxee benn yoon amatul deuxième dose boo war a jël may wax aussi que ni AstraZeneca Sénégal mi ngi koy am ci plateforme bu am solo ba nga xam ne mbootaay bi nga xam ne OMS Organisation mondiale de la santé mooy kuréel bi toppatoo wàllu wér-gu-yaram ci mbootaayu xeet yi moo dimbali réew yi nga xam ne seen doole bëriwul trop pour jox leen vaccin boobu AstraZeneca
maintenant AstraZeneca bi ñu recevoir doses yu njëkk yi yeneen doses yi dafa waroon jóge ci benn réew bu ñuy wax Inde donc kenn umpalewul ne en tout cas foofu ci Inde delta bi indi woon na fa ay loraange yu bëri seen réew. loolu moo tax ñoom vaccin yi nga xam ne waroon nañ ko exporter dañ ne ñoom seen biir réew nañ ko jëfandikoo donc loolu moo taxoon li ñu waroon jox réew yi nga xam ne yu ci mel ni Sénégal mu tardé mais wax ni foofu suñu waxee AstraZeneca diggante ñaari doses yi 3 mois la donc loolu intervalle minimal la mooy mun na weesu 3 mois yooyu te vraiment ñuy dalal xel ñi nga xam ne ñoo jëloon seen première dose tey bi ñu waxtaanee ak docteur Ndiaye ci weer bi incha allah ci kàttanu yàlla am nañ yaakaar jot 140 000 doses AstraZeneca te loolu dinañ favoriser ñi nga xam ne ñoo jëloon seen première dose parce que am nañ yeneen xeetu vaccin Sinopharm ak Johnson donc d'ici fin du mois bi dañ corriger loolu mais di wax que ni par rapport ak immunité ba nga xam ne Astra première dose bi indi na ko immunité boobu day gën a dëgër du am lenn la nga xam ne da siy sooxe. ci wàllu jigéen ñi nga xam ne wéruñu comme effectivement ni nga ko waxee mbas mi tey feebar bu bees la donc ñun dañuy wax ci wàllu nasaraan ñi nga xam ne ñooy liggéey ci mbas mi yëpp ñu ànd ak humilité mooy du feebar bu bees la chaque jour dañ ciy jàngat lu bees exemple mooy joxe début mbas mi 2 mars suñu la waxoon kii dafa Covid dañuy jël ay tenues yu mel ni cosmonaute dem def prélèvement contact yi ñu yóbbu leen ci hôtel mais dem nañ ba gis ne gën a xam feebar bi gën a miin feebar bi tey ñi ngi def prise en charge à domicile contact yi kenn isolé wu leen et cetera donc vraiment lu ci nekk jàngat la tey gis nañ ne ñi ci doon dugg ci centre de traitement des épidémies day sol EPI complet mooy capuchon bi yére bi et tout mais tey soo solee surblouse rek wala sa masque N95 di nga mën dugg ci maladie donc loolu ay jàngat moo ñu permettre ñu def ko aussi ci wàllu jigéen ñi nga xam ne mooy jigéen ñi wérul ñi jàngat yooyu moo ñu permettre tey ñu egsi fi ñu egsi nii parce que tout le temps mbas mi ngi continuer mais en même temps dañuy def ay xayma def ay étude def ay gëstu bi lu mu wane xayma bi lu mu wane ñu adapté stratégie bi loolu moo tax soo liiree bu baax circulaire ba nga xam ne ministère de la santé de l'action sociale génnee na ko dafa bind ci nasaraan les précautions qui ont été prises ont été levées donc mooy dañu ne amuñu recul bu baax ci wàllu feebar bi amuñu ci données yi nga xam ne mat na pour jël décision donc en attendant ñu am données nañu jouer la carte de la précaution mooy nañu prudent nañu def attention pour gën a am lu leer bañ a def erreur donc léegi bu ñu wax naa ko sànq bu ñu amee ay gëstu yi nga xam ne def nañ ko mu wane que ni mën nañ def recommandation yi seen def recommandation yi mais ci wàllu précaution rek la woon donc loolu aussi il faut s'attendre à ce que au fur et à mesure ñuy dem dina mat ay directives yu bees dina mat ay changements yu bees mbas mi moo tëddee noonu tout le temps dañuy def ay jàngat bi lu mu wane ñu indi ay ñu adapté stratégie bi donc mbas mi 2 mars ba léegi gis nga ne loolu mooy particularité Sénégal te loolu nit ñi rafetlu ñu ko ci àdduna bi tout le temps dañuy adapté stratégie bi en fonction épidémie bi nu muy évoluer leen li mooy wax na ci wàllu immunité collective donc immunité collective suñu génnee ci mbas mi sax feebar ba nga xam ne en tout cas day ñàkk da koy mën aar suñu jëlee par exemple rougeole mooy feebaru ngas soo demee ci benn dëkk ba nga xam ne mbasu ngas dafa am pour nga mën ne que ni ngas bi mën na dellu ginnaaw ci wàllu ñàkk fokk nga ñàkk au moins 80% loolu moom xam-xamu faj la épidémiologie la xam-xamu ñuy toppatoo wàllu mbas la pour mbas mi dellu ginnaaw fokk soo jëlee téeméeri nit juróom-ñetti fukk yi nga vacciné leen waaw loolu xam-xam bu leer la ci wàllu suñu génnee ci mbas Covid bii sax maintenant particularité Covid bi mooy te loolu je pense que ñu ngi ciy jëm Sénégal dafa war a def lu ñuy wax ci nasaraan enquête de séroprévalence mooy tey ñi nga xam ne dañuy am ay mandarga la ñuy testé wax nga ko sànq mais enquête de séroprévalence bi dañuy jël benn échantillonnage natt tey ci réew mi yëpp échantillonnage boo xam ne dina mën a wax lan moo xew ci réew mi xool ban pourcentage prévalence dañu am ci wàllu mbas mi soo gisee novembre defoon nañ enquête boobu bi wane que ni ci Sénégal am nañ prévalence 20% soo jëlee téeméeri nit ñaar fukk yi jot nañ dund ak virus bi donc aussi suñu defee enquête de séroprévalence bii di ñëw dañ xam ñaata ñoo laale ak virus bi te en fonction résultat yooyu dañuy mën xool
ñaata la ñu war a vacciner pour accès ci immunité collective. Maintenant immunité collective fii ci Sénégal wax naa que ni lu ëpp solo ci ñàkk bi du pour feebar bi bañ a nga bañ a am feebar bi tey tollooguñu ci foofu fi ñu toll mooy pour wàññi cas grave yi ak wàññi ndetteel bi gis nañ ne effectivement nit mën na la ñàkk mais suñu la ñàkkee soo développé feebar bi doo développé cas grave wala te soo développé lu cas grave ndetteel bi dafay dellu ginnaaw donc tey fi ñu toll temm ci wàllu ñàkk yi vraiment pour cas grave yi wàññeeku pour décès yi wàññeeku maintenant suñu tolloo ci beneen jamono nañu waxtaan ci wàllu immunité collective mais surtout enquête sur prévalence ba nga xam ne nañ ko def ci mois d'août bi incha allah dinañu permettre ñu gën a éclairer suñu décision. wax na tamit ci malade guéri yi wax immunité mais ci note d'information bi génnee ci ministère de la santé démb ñu ngi fàttali ne ñi nga xam ne dañoo feebaroon ba wër ñoom it ci cible yi la ñu bokk est-ce que ça veut dire que immunité boobu ñuy laam-laamee ci ñi feebar ba wër dañ ko war a jël ak ay pincettes maanaam du loo xam ne c'est acquis systématiquement. waaw loolu laay wax que ni femmes allaitantes yi ak ñi nga xam ne dañu wér ci feebar bi ñoom tout temps dañu bokk ci stratégie vaccinale bi. li bees tey ci stratégie vaccinale bi mooy jigéen ñi nga xam ne dañu ëmb mais effectivement ñi nga xam ne wér nañ après dafa am diir ba nga xam ne dañu ko war a toog kuréel ba nga xam ne moom lañu dénk mbootaayu xeet yi ci jàngat yi nga xam ne def nañ ko ñu ngi wax que ni entre 3 ak 6 mois mais fii ci Sénégal parce que mbootaayu xeet dañuy def ay recommandations mais mbootaayu xeet yi ay experts ñoo fay liggéey donc experts au Sénégal experts au Chine experts au France ñoom ñooy daje organisation mondiale de la santé mais kon mbootaayu xeet yi suñu defee ay recommandations pour réew yi ñun aussi suñu experts yi dañuy toog dajaloo wax naka la ñuy defee naka la ñuy appliquer recommandations yooyu loolu moo tax tey ñu décider que ni nit ki nga xam ne feebar na ci Covid su génnee nekk convalescence su tolloo ci ñaari mois ba ñetti mois mën na jëlaat vaccin bi day gën a dëgëral la nga xam ne mooy immunité woo soldaaru yaramam donc loolu lu am solo la femme allaitante yi moom mosuñu génn ci stratégie vaccinale bi te loolu aussi lu am solo la te démb waxtaan nañ ci lépp ay jàngat la ay études suñu demee ba ci biir études yi wane leneen dañuy changer stratégie bi xam-xam moom en tout cas ci wàllu santé publique ci wàllu épidémiologie noonu la liggéey bi demee gis nañ ne ci études yi nga xam ne tey parce que tey jii nii mooy le 10 août 2021 suba mën nañ dem décembre gis étude résultat bu bees ñu gis ne dañu war a modifier stratégie bi tey ci études yi nga xam ne am nañ ko gis nañ ne doomu jàngoro bi du jaar en tout cas wàllante bi diggante ci allaitement bi ci nàmp bi amul solo wallaitement aussi li ñuy wax transmission materno-fœtale amul solo bu baax donc loolu moo tax femme allaitante yi moom depuis début bi dañ leen ñuy ñàkk dañ leen ñuy vacciner. ñu ñëw ci question bu soxna Khady moom ba tey ci vaccin yi lay laajte nee na ndax ku defee sa première dose ci bërëb sangam boo déggee ne beneen bërëb ñu ngi fay def joxe deuxième dose ndax mën nga daw foofu bañ a xaar yow fa nga defee woon ñuy woote ne kaay leen jël. non wax ko mu ñàkk fu mu jëloon première dose am comme ni mu ko waxee sànq bu ñu ci am benn tiitaange bu ñu ci am benn jafe-jafe. planification ba nga xam ne dañ ko defoon planification bu ci nekk nit sooy planifier sax ci wàllu liggéey ba nga xam ne dañ koy liggéey dañuy def benn colonne bu ñuy wax risque comment on va mitiguer les risques donc tey am na benn risque boo xam ne kenn xamu woon Inde dañ téye seen ñàkk ñoom seen biir réew. loolu moo tax amuñu vaccin yooyu mais doses yi di ñëw 140 000 doses yi di ñëw incha allah loolu waxtaan nañ ci pour que ñi nga xam ne ñoo jëloon seen première dose structure de santé yi xam nañ leen foofu lañ leen ñi doses yi foofu ñooñu lañ leen koy jox pour ñi nga xam ne jël nañ seen dose bu njëkk AstraZeneca ñu jël seen ñaareelu dose et que population yi aussi AstraZeneca su ñëwee ñi nga xam ne mosuñu woon ñàkku duñ leen jox AstraZeneca boobu parce que à côté am na Sinopharm am na Johnson donc vraiment ñi ngi rassurer askan bi rassurer population bi leen wax que ni am na la nga xam ne kenn prévoir ko woon mu xew ci Inde moo tax Inde joxewul vaccin am mais les choses vont rentrer dans l'ordre très bientôt incha allah. kon nag ñu ubbiwaat antenne bi ci 33 825 18 30 pour auditeurs yi nga xam ne bëgg nañu jokkoo ak docteur Babacar Gueye may fàttali mooy directeur de la lutte contre la maladie ci ministère de la santé asalaamaaleykum. waaw salaam soxna Rosalie. waa kay ñu ngi lay ziar sëñ bi. ñoo ngi leen di delloo ziar di leen nuyu. ñu ngi lay fay. xanaa su ngeen ñu mayee rek ñu jaale ñaari kilifa yu fi jóge. dëgg la muy xalifa général bu Ndiassane ak xalifa général bu Sénégal.
ñaan yàlla na leen yàlla yërëm taas amiin ñu amiin seeni barke. Gannaaw loolu tamit ñoo ngi rafetlu liggéey bi di liggéey Sud FM rawatina suñu émission bii di Allo Docteur di nuyu suñu invité bi. Gannaaw loolu rek gannaaw bi ma ko nuyoo di nuyu di félicité vraiment docteur yëpp Sénégal ndax gis nañu seen taxawaay. may wax ne vaccin yi moom yëpp ñoo baax waaye bi vaccin yi génne dañu joxoon ay pourcentage yu wuute su ma jiwumul diggante 74% jëmoon ba 94%. ci adduna bi nit léeg-léeg nga gis ñoo xamante ne ñuy vacciné nañu te am na suñu feebar bi dal may wax loolu amaana ci entre 20 et quelques % ba 6% yi nga xamante ne vaccin bi feeñaloon na ne nekkul 100% ci foofu la wala nit dafa am ñoo xamante ne rek suñu vacciné wu tamit du gaaw a jar. sama deuxième question mooy maanaam immunité collective ndax tey Sénégal xañ la ko mën a am ndax ñi nga xamante ne feebar nañu waaye mosuñu vacciné wu mën nañu bokk ci ndax loolu ñooñu mën nañu bokk ci immunité collective bi dama bëgg wax ne tey daal ak ñi nga xamante ne amaana feebar bi nekk na ci seen yaram lu mu génn na ci seen yëgu ko ndax ñooñu tamit mën nañu bokk ci ñoo xamante ne dañu naan immunité collective bi la wala immunité moom balaa nga koy am rek nga vacciné wu. jërëjëf maa ngi leen di jaajëfal. jërëjëf sëñ bi Ba woote Potou di suñu auditeur bu posé question ñu seetaat beneen auditeur moom ay question ci wàllu immunité collective la ak ci vaccin bi ñu seetaat beneen auditeur asalaamaaleykum. dafa mel ni rëcc na ñu may ko chance mu duggaat ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaw dafa mel ni sottiwul docteur ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy mbirum test yi balaa ngay tontu sëñ bi Ba test yi gis nañ ne balaa ñuy dugg ci 3e vague bi ay 1000 cas la woon léegi ñu ngi ci ay 2000 tests 3000 tests bëgg naa nga ñëw ci ndax dafa am lu ñu soppi ci stratégie yi ndax dañu gën a yaatal fi ñuy defee test yi ba mën a toll ci lim boobu balaa nga ciy tontu ñu jël auditeur bi asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi sant alhamdulilah noo tudd wala fooy wootee. waaw maa ngi Dakar. waaw docteur mu ngi lay déglu. waaw bon comme loolu ngeen waxtaanee mooy ci vaccin yi. waaw li mu si bëgg na développé tuuti pour bu ko defee su ma coupé docteur indi si ay leeral mooy. maanaam feebar bi maanaam moo xam docteur yi wala kilifa yi képp koo xamante ne daal sa xam-xam màcc na ci. maanaam nag comme que ñun ci réew mi dañ nekk di seetlu bu baax xam nañ bu baax nu fi feebar bi di circulé comme ni ñu koy waxee ak nu koy sénégalais yi di dundee ñaar. ndax ñu ngi ci dëkk bi ñu ngi seetlu di xool bu baax a baax ñu ngi ci koñ yi ñu ngi ci marché yi ñu ngi fépp xam nañ bu baax ñuy sénégalais yi di dundee feebar bi ak gëdd bi nga ko jox ak xàq bi nga ko jox. wala gëm ngeeg ñàkk gëm ngeeg polémique bi lépp seetlu nañ xam nañ bu baax léegi nag. indi nañ solution yi mooy maanaam vaccin yi comme ni ñu ko waxee solution la fi léegi ma bëgg a xam maanaam docteur yi ñoom ñi nga xam ne seen xam màcc na ñoom lañ ci may 100% pour ñuy sensibiliser nit ñi ak ñu ciy wax ak keneen koo xam ne yaa ngi cee wax boo moytu dañ la jëli comme ni ñu koy waxee. léegi nag ñoom nag comme que indi nañ vaccin yi ñoom naka lañ mën a sensibiliser nit ñi Sénégalais ba 100%. mën a dem vaccin yi ndax lu tax ma wax li mooy bu doon 100% am na ñoo xamante ni maanaam feebar bi maanaam doxuñu ko gëdd ni ñu ko war a joxe gëdd ndax booy xool booy génn di dox naka ngay takkee masque parce que dañoo wax ne masque yi baax na ci yow naka lañ lay joxe masque nga wàccee ko ba ci sa sikkiñ ndax am ñoo xam ne masque yi sax maanaam bañ ku leen jàpp wala ñu leen di alamaan 6 000 francs moo waral sax ñu di ko sol waaye du question feebar bi ndax yow naka ngay gisee koy policier wala boo jël sa masque def sa poche moo waral maanaam la am ñoo xam ne maanaam gëdd bi ñu war a jox feebar bi joxuñoo ko. léegi nag ñoom nag niñ mën a def ba benn maanaam communication bi ñu jàll ci feebar bi moo baaxul wala dafa am lu ñuy nëbbu ci feebar bi ba Sénégalais yi lu ñu war a xam xamuñu ko
lu war a polémique bu bëri bi ndax booy xool feebar yi fi jaar bëri na Ebola jaar na fi ñu bëri jox nañ ko seen gëdd. sida bi misaal kenn képp ko maanaam ñu bëri ñu ngi siy fagaru ndax képp koo xam ne xam ne dal na yaakaar nga ni ñi bi nga yow mal xam ndax yaa ngi protège yi def lépp bañ feebar ba dal la ak cancer bi yeneen ak yeneen feebar yooyu yëpp ku ne xam ne lu daati la mais luy problème bi ba Covid 19 ñëw fi Sénégalais yi maanaam ñu comportement wu ni polémique bi bëri fii ñàkk jox gëdd bi luy problème bi lan la. exactement lu waral coow li léegi comme ni ma ko waxee état bi la wala docteur yow wax ji la polémique bi lan la. wala askan wi la. wala maanaam daal ñàkk jox gëdd bu ko Sénégalais yi jox daal. chaque jour ñuy déclaré ay téeméeri nit dee na mais terewul nit ñi moom. parce que lu ma la wax ñu si dëkk bi xam nañ bu baax ni koy nit ñi di joxe gëdd. chaque jour ñu ngi déclaré mort mais taxul Sénégalais ni ñu koy war a dundee daal ni ñu ko koy dundee donc loolu daal laa bëggoon a xam daal moo indi si ay wax bu ko defee daal ñu mën a comprendre daal lan la waaw maa ngi leen di sant ba di leen gërëm. jërëjëf ci laaj bi docteur Guèye defe naa am na solo defe naa ci ñenn ñi seen jargon question yi dañ koy tuddee question d'ordre socio-anthropologique mais du tere di nga ci indi ay leeral ñu jëlaat beneen auditeur asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw. noo tudd wala fooy wootee. maa ngi wootee Thiès. waaw d'accord ñu ngi lay déglu. bon man li ma bëgg a xam rek mooy ci problème mu vaccin yi. ak tey maanaam nit ki su fekkente ni bii nii léegi dafa dañuy naatable am na ko wala amu ko ndax mën na def test bu wane ni moom mi bu test bu ko defee dinañu xam amoon na ko wala amu ko woon. maanaam nga xam ne léegi su fekkee amoon na ko te xamu ko bu ñu defee test ñu xam ne amoon na ko ndax loolu am. li ma yaakaar nag mooy nit ñi itam ci lii ñuy wax ci nit ñi gëm nañu ko gëm nañu ko ñu bari gëm nañu ko nit ñi ñoo sàggan rek ak ñiy réseaux sociaux yi ñuy coow ci nit yow di déranger nit ñi loolu rek laa ci yaakaar. moo tax ñenn ñi ko ci nit ñi nag dañoo ñàkk fayda. am na ñoo xam ni gëm nañu ko mais amuñu farlu fu ñu toll takk ma di ñaan it nag émission bi moom bu def émission boo xam ne doon ci abonné di ko kii daal ku ne di ci ay abonnement jox te jox émission santé la ku am lu mu ci wax ci santé na ko wax ku ko amul mu bàyyi ba beneen am ko mais bañ ko def émission abonnement comme wax xalaat muy yàqu merci beaucoup. jërëjëf ci laaj bi bu fekkente ne amul beneen auditeur docteur ñu wéy ci li ma la doon laaj soxal test yi naka la ñu def ba jóge ci am capacité def ay 1000 tests par jour ba di ci def ay 3000 ba defe naa jot nañ ci def 4000 tests est-ce que dafa am lu changé ci stratégie yi nga xam ne taxawaloon nañ ko wala ci laboratoire yi nga xam ne ñoom la ñu autorisé woon ñu def test Covid. jërëjëf laaj nga laaj bu am solo maintenant tontu bi c'est à 2 niveaux. donc premier niveau mooy effectivement tey dañu démocratiser la nga xam ne mooy bërëb yi ñuy defee test yi gis nañ ne si tàmbali mbas mi benn laboratoire bu nekkoon fii si Dakar en l'occurrence Institut Pasteur moo doon def test yi après ñu dem ba ci biir dugal ci dispositif bi laboratoire IRSF donc ku ci nekk ci ñoom am na ay antennes décentralisées mais après ci mbas mi loolu won na ci la nga xam ne classement bi fi Sénégal amoon ci wàllu mbas mi jël deuxième au niveau mondial bokk na ci li tax Sénégal amoon rang boobu mooy tey dañu li ñu wax décentraliser laboratoire yi tey en tout cas région boo jël ci Sénégal am na bërëb ba nga xam ne mën nañ fa defee test yi donc loolu lu am solo la donc loolu day tax nit fu mu toll rek ci Sénégal ñu defal de test bi maintenant deuxième chose mooy ñu ngi ci troisième vague bi particularité mooy variant delta wax nañ la sànq particularité variant delta aussi mooy capacité de transmissibilité bi donc feebar bi nu muy wàllante dafay bëri donc ça veut dire que cas yi dafay yokku donc vague bu njëkk première deuxième vague da nga doon am ay 100 200 cas là dem nañ ba ay 1700 cas maintenant ba fàttali que ni cas positif bu nekk autour du cas mooy cas contact yi dañuy xool naka lañ ci war a tester donc képp ka nga xam ne sa at weesu na juróom-benn fukki at dañ lay tester soo nekkee cas contact ci cas contact yi systématiquement soo sa âge su passé 100 ans deuxièmement ñi nga xam ne dañu am mandarga feebar bi ci cas contact yi dañ lañu testé ñi nga xam ne aussi dañu am feebaru dëkkaale dañ lañu testé donc tey fekkoon am nañ
cas contact ya nga xam ne ñoom lañ doon topp ci première vague bi tey day multiplier wu parce que nombre de cas yi dafa gën a yokk donc nombre de tests yi naturellement day yokk mais profito pour di wax seen auditeur bu woote sànq man kay maa njëkk bokk ci ñu abonné ci émission bi parce que gis naa ne auditeurs yi ay experts lañ mais may wax que ni rek am na laajte bu mu laajte ci wàllu test yi comme moo profité ci comme ñu ngi wax ci test yi ma tontu ci test systématique donc may wax que ni Sénégal jëlul stratégie boobu te tey fi ñu toll ci épidémie bi nga xam ne transmission vraiment c'est une transmission communautaire waruñu def ay test systématique parce que mën na la tester tey nga négatif après suba nga positif donc comme ni nga ko waxee dañuy xool ñi nga xam ne ñu am màndarga feebar bi ñu tester leen suñu positifé autour du cas ñi nga xam ñi ma expliqué sànq ñi am feebar dëkkaale ñi nga xam ne seen at weesu na juróom benn fukki at ak ñi nga xam ne dañuy wane màndarga ñooñu dañuy testé mais dépistage systématique bi franchement stade bi nii c'est pas indiqué. mais contact yooyu noonu nga xam ne dañ leen di testé est-ce que ki ñu testé ne moom dafa feebar moom moo leen di identifier wala dafa am benn protocole boo xam ne moom la ñuy topp pour mën leen a suivre ñooñu ñëpp nga xam ne dañ leen war a testé. district sanitaire bu nekk suñu la indilee cas positif li ngay njëkk a def mooy investigation du cas maintenant soo koy def di nga wax que ni malade bi laaj ko ñan la nekkaloon en contact et dans l'entourage ñu suñu listé par exemple une dizaine de contacts wala une vingtaine de contacts nañ xool ci contacts yooyu ñan ñoo ci am plus de 60 ans ñan ñoo ci am at yi nga xam ne weesu na juróom benn fukki at dañ xool ñan ñoo ci am feebaru dëkkaale maanaam feebaru suukar feebaru tension cancer doyo di rein ñan ñoo ci am màndarga feebar bi et puis ñooñu ñu testé leen comme ça ñu xool la nga xam ne moom la ñu jéem dañuy positif wala dañuy négatif pour ñu xool dañ leen ñuy faj ou pas. est-ce que c'est toujours évident parce que gis nañ ne ñenn ñi dañ leen di testé positif mais bëgguñu du tout que ñu dañuy tëdd sax feebar ne dama am grippe wax ko seen entourage est-ce que c'est toujours évident c'est facile pour. waaw yombul suivi cas yi moom lu metti la effectivement mais dañuy insister ci population yi parce que plus ñuy def suivi contact bu correct mieux ñuy mën a am ay jéego yu ginnaaw ci wàll bon ñu mën a dellu ginnaaw ci wàllu mbas mi maintenant may insister comme ñu ngi wax ci test yi am na lu bees lu am solo. parce que gis nañ ne en tout cas mbas mi mu tàmbalee ba ci début troisième vague bi Sénégal mu doon jëfandikoo lu ñuy wax PCR donc mooy test ba nga xam ne dañuy prélever nit ki yóbbu échantillon yi laboratoire après ñu toog 24-48 heures pour jot ci résultat yi mais tey comme sa auditeur bi aussi ñu profiter pour apporter d'autres éléments de réponse saytu nañ gëstu wax que ni Sénégal mën nañ te loolu gëstu bu yàgg la gëstu ba nga xam ne ay scientifique ñoo ko def mën nañ jëfandikoo li ñuy wax test de diagnostic rapide test de diagnostic rapide yi soo gisee nit ñi commencé nañu ko utiliser mais ñun dañu toog xaar gëstu ba am ci firnde yu leer firnde yu wóor yu ñu permettre tey ñu jëfandikoo ko loolu moo tax depuis quelques semaines nguur gi ci ndigalu njiitu réew mi ut na jënd na ay test de diagnostic rapide yu am solo yoo xam ne sax am na yoo xam ne Institut Pasteur moo koy defar te test de diagnostic rapide yooyu wasaare nañ ko ci réew mi yëpp tey fukki région ak ñeent yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal fu ci nekk am na test de diagnostic rapide te test de diagnostic rapide yooyu suñu ko yóbbu ci région médicale yi dañ koy yóbbu aussi ci hôpitaux yi mooy établissement public de santé yëpp tey am nañ test bi et région médicale suñu ko jotee dañ koy jox district sanitaire mooy kër docteur yi nga xam ne ñu ngi ci gox-goxaat yi Sénégal tey soo ko nattee am na juróom-ñaar fukk donc 79 c'est ça juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent district sanitaire maanaam district sanitaire suñu joxee test yooyu dañuy jox structure publique yi jox structure privée yi pour ñu jëfandikoo test yi moo tax tey ma wax clairement fii ci turu ministère de la santé et de l'action sociale test yooyu nguur gi di joxe c'est totalement gratuit amul benn dërëm wala benn 15 boo xam ne nit yi war nañ ko fay pour def test yooyu te may wax que ni gratuité boobu c'est autant valable pour structure publique yi c'est aussi valable pour structure privée yi parce que tey structure privée ak structure publique yi ñu ngi ci aire district donc district bi su jotee test yooyu da koy distribuer bépp kër docteur bépp këru fajukaay bu nekk ci zone de responsabilité wam pour que ñooñu ka nga xam ne da nga am mandarga feebar bi wala ka nga xam ne da nga war a nekk contact ba nga xam ne mooy comme respecter critères yu mu la wax sànq dañ la war a dépister ñu defal la ko te test diagnostic rapide yooyu lu ci dafay jëf ñuy permettre ñu am ñaari yëf première chose mooy li ñuy wax ci nasaraan détection précoce mooy tey soo ñëwee ci structure de santé bi rek dañ lay defal test bi dans les 15 minutes
jàpp 30 fanweeri minutes dañ la wax da nga positif wala da nga négatif maintenant su ñu la waxee da nga positif immédiatement kenn du la wax xaar 24 heures wala 48 heures li ñuy wax prise en charge précoce donc prise en charge précoce mooy ñu teel la faj parce que gis nañ ne ci wàllu ndeeteel bi ñi nga xam ne dañ la ñuy yéex a faj wala ñi nga xam ne dañuy yéex a ñëw hôpital ñooñu seen ndeeteel foofu la gën a am solo donc test de diagnostic rapide yi tey daf ñuy tax ñu teel a diagnostiquer feebar bi mais aussi fekkee da nga positif ñu teel la faj te tey waxtu bu may wax ak yow nii test yi law na si centre de santé yi si structure hôpitaux yi si structure publique yi si structure privée yi dem ba si poste de santé yi donc tey gën nañ jegeel test yi askan bi donc vraiment ñi ngi ñaax nit ñi ñu jëfandikoo ko et surtout ñu xam ne que dafa test yi kenn du si fay dara maintenant nga même foofu aussi ma vraiment attirer attention suñu mbokk sénégalais yi wax nañ que ni am na benn circuit ba nga xam ne war nañ ko topp pour bénéficier ci test yi mais gis nañ ci réseaux sociaux yi et puis ñi nga xam ne tout le temps dañuy jox ay rapports dañuy defal ay comptes rendus à travers suñu wax ci désinformation am na benn cellule de veille boo xam ne day wër ci réseaux sociaux yi wax ci presse bi lépp la nga xam ne information bu baaxul la loo xam ne désinformation la wax ñu ko comme ça ñu indi ci ay leer ay yeete wala ñu leeral ko am na ñi nga xam ne tey ñi ngi wër ci ay kër di wax dañuy wecceekoo test yi ñaari junni wala lupp ñaari junni di dem ci kër yi di def test yooyu donc ñuy wax que ni Sénégal ya nga xam ne en tout cas ñoo ñi ngi ñëw seen kër di leen ñuy defal test yooyu ñi ngi exposer seen bopp ci benn ci danger pour au moins 2 ou 3 raisons raison bu njëkk bi mooy test boobu mën la ko jaayee ñaari junni wala lupp ñaari junni alors que normalement dafa war a gratuit donc da ngay dépenser sa xaalis alors que à côté mu nga def test te doo ci fay dara deuxième chose mooy test yi nga xam ne dañ ko war a jëfandikoo ci réew mi dañ ko war a valider techniquement parce que test yi bëri na mais test yi nga xam ne mooy baax test yi nga xam ne moom la ministère de la santé validé yow la ñu war a jëfandikoo donc yow da ngay utiliser test bi rek te xamoo ndax test bi baax na ou baaxul troisième élément bu gën a ëpp solo mooy mën nañ defal sa test sa kër nga positif mais foog nga dugg ci circuit prise en charge bi pour nga dugg ci circuit prise en charge pour ñu mën la faj dafa war a nekk prise en charge à domicile mooy ñi ngi xam ne dañu lañ faj ci kër gi am prise en charge au niveau des zones tampons am prise en charge au niveau des centres de traitement des épidémies donc yow district bi su xamul ne daf nga test su xamul ne positif nga donc yow kenn du la mën a saafara kenn du la mën a faj donc vraiment ñi ngi ñaax askan bi ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo loolu ñu bàyyi ko mais aussi di wax askan bi que ni tey nguur gi yombal leen test bi pour que suñu demee ci kër docteur yi ñu defal leen ko te diñ ci fay dara. ñu gis tamit docteur Guèye ab jafe-jafe ci wàllu résultat test yi parce que da ngay dégg ku la ne def naa sama test mais 10 jours après lañ ma woo ne ma c'est positif yéex boobu dootuñ ko dégg lan moo ko indi. waaw yéex boobu soo foog naa ay gàllankoor la comme liggéeyu doomu aadama saa su ne day am gàllankoor structure ba nga xam ne tey moo joxe benn exemple rek en temps normal da nga doon testé 2000 nit tey ñu jékki-jékki nga commencé testé 3000 nit ay doomu aadama ñooy liggéey mais su ñu amee charge de travail loolu vraiment mun na am jafe-jafe mais tey corrigé nañ ko te tey loolu je pense dépassé nañ ko d'autant plus que tey TDR yi mi ngi fi donc TDR yi mi ngi fi donc jafe-jafe boobu wàññeeku na bu baax te comme ni mu la ko waxee sànq TDR yi da nga koy def léegi nii ñu jox la résultat yi dans les si fukki minutes ak juróom wala fanweeri minutes nga am sa résultat ñu wax la da nga négatif wala da nga positif. après ñu faj la suñu la waree faj. waaw balaa ñuy ñëw ci pause publicité ak waa service commercial ñu tontu suñu ñetti auditeurs yi nga xam ne posé nañu question ñu commencé par Souleymane Ba di wootee Potou moom li mu doon laajte mooy est-ce que immunité collective kañ la ci Sénégal di toll wax na aussi ci wàllu immunité ak vaccin yi parce que nee na da ngay gis nit ñàkku feebar nit ñàkku du feebar est-ce que c'est en fonction de nit ki ni mu bindoo la ñàkk bi soit dafay gaaw a jàpp ci moom wala du gaaw a jàpp ci kii naka lay demee loolu yépp. alors si wàllu ñàkk yi je pense que Organisation mondiale de la santé mooy kuréel bi toppatoo wàllu wér-gu-yaram ci mbootaayu xeet yi dafa wax que ni ñëpp ñi nga xam ne ñuy def vaccin ci àdduna bi. am na foo xam ne war nga fa toll ci wàllu efficacité pour que ñu mën a homologuer sa vaccin mooy ñu mën a wax ne vaccin bii kat mën nañ ko jëfandikoo ci àdduna bi donc soo amee benn efficacité boo xam ne ça tourne autour de 50% loolu mën nañ nangu que ñu jëfandikoo sa vaccin ci àdduna bi. may wax ne aussi que fi mu ne nii fi ñu toll ci mbas mi en tout cas pour Sénégal
vaccin bi naam mën na tax feebar bi dellu ginnaaw wala nga bañ am feebar bi mais di tax ñi gën a jëfandikoo vaccin bi tey temm nii fu ñu toll ci xeex bi mooy pour cas grave yi wàññeeku te cas grave yi su wàññeekoo ndeeteel bi day wàññeeku déglu ngeen directeur hôpital Fann la dernière fois samedi ci communication si en tout cas communication journalière bi ñu doon def déglu ngeen aussi directeur wu Dalal Jàmm gis nañ ne ñi nga xam ne ñoo nekk réanimation soo ko seetloo ñu vacciné wul ñoo fa ëpp. donc ça veut dire tey ñi nga xam ne dañu vacciné wu feebar bi su leen jàppee dina fekk ay soldats nekk seen yaram mën jànkoonteeg feebar bi donc à côté ka nga xam ne mosoo ñàkku feebar bi su la dalee day gën a day da ngay gën a yomb pour yow mu loofal la mu sonal la mais su fa ñëwee fekk fa ay soldats ci sa yaram soldats yi nga xam ne vaccin bi moo ko indi donc loolu da lay aar day tax feebar bi mën na la jàpp 2-3 jours mais du tax nga dem tëdd du la tëral et cetera doo am cas grave te ñu ngi siy def liggéey bu am solo may wax que ni ci xayma ci àdduna bi vaccin yi dina tax tey cas grave yi wàññeeku de 80% ah ça veut dire tey suñu doon xaar ci téeméeri nit juróom-ñetti fukk yi du ñu am cas grave mais tey ci Sénégal ci données ñu am en attendant ñu considérer données yooyu tey soo jëlee téeméeri nit effectivement lépp juróom-ñeenti fukki ak juróom cas grave yi wàññeeku na donc ça veut dire que ñaq bi tey am na njeexital bu am solo ci wàññi cas grave yi ak décès yi. donc vraiment ñi ngi ñaax askan bi tey ñu gën a góorgóorlu ci ñàkk yi te may wax que ni benn auditeur wax na ko sànq ñàkk ak geste barrière ñooy ànd benn ñàkk tey amul efficacité à 100% c'est-à-dire tey même si beneen domaine duñu la wax ñàkk vaccin bi dafa efficace à 100% c'est-à-dire dina am toujours benn pourcentage boo xam ne vaccin bi dañ ko fi donc dañu war a boole. te vraiment loolu dama bëgg mu nekk message bu leer parce que bu ñu tàmbalee vaccination bi am na ay njuumte ay suñu mbokk yi nga xam ne dañ ne ñun kat dañuy dem sax ci rassemblement ne non man vacciné wu naa amul benn problème donc mbas mi du ma laal vaccin bi day ànd ak mesure barrière soo ñàkkoo terewul da nga war a moytu daje yi da nga war a moytu déplacement yu inutile yi da nga war a topp di dandante da nga war a raxasal loxo ndox ak saabu di jëfandikoo solution hydroalcoolique da nga war a takk say masque te comme ni ko docteur Mamadou Ndiaye di waxee chaque jour masque dañ koy tokk correctement day muur gémmiñ day muur bakkan donc vraiment pour que ñu mën si am résultat yi nga xam ne moom la ñu séntu fu ma bëggoon jeexalee di wax que ni tey ci wàllu ñàkk bi dafa jaadu ñu wax nga ko sànq aspect socio-anthropologique mooy nit yi yenn comportement yu ñu am dañ koy war a jàngat xool lan moo tax ñu am comportement boobu lan moo tax suñu en tout cas ndaw yi ñi ngi def ci askan bi li ñuy wax enquête cap mooy connaissance attitude pratique nit yi lan lañ mën a jàpp feebar bi et puis lan moo tax ñu am yenn comportement yi mais aussi di impliquer toutes les couches de la société acteurs communautaires yi bàjjenu gox yi relais communautaires yi leaders communautaires yi kilifa diine yi kilifa aada yi ñoom ñëpp ñu sumbandoo bokk dugal seen loxo ci xeex bi pour que ñàkk yi ñu topp ko bu baax te tey ñi wax ci mbas mi mais wax na moom wàllu am na yeneen feebar et tout ka nga xam ne tey mi ngi am waajuram te loolu mooy wax ni que ni am na Sénégal koo xam ne ñàkk na waajuram bu góor ak waajuram bu jigéen ci mbas mi donc loolu am na fi donc kooku soo demee ne ko ndax mbas mi am na wala mbas mi amul moom foog naa dina xam ne mu lay tontu. donc vraiment ñi ngi ñaan suñu mbokk yi ñoom war ma si ñi nga xam ne tey ñàkk nañ seen ñaari waajur ci mbas mi te loolu chaque jour dañ koy gis am na ay émissions yu ñuy def gis ay malades yu nekk réanimation voilà ñi ngi wax sànq si wàllu Ebola gis nañ feebar Ebola choléra mais tey rek gis ngeen ko ci xabaar yi. am na benn réew ba nga xam ne jege na Sénégal trop ma bañ ko tudd yaa si egg information bi ñëpp voilà yegg nañ ko. am na benn feebar bu ñu nemmeeku foofu boo xam ne aussi doomu ndeyu Ebola la donc fi mooy fièvre Marbourg mais heureusement que dëkk boobu jamono yee ñu génn amoon na
Ebola mais Sénégal tey depuis boobu am na renouvelé na nga xam ne jumtukaay yi ñu war a teg pour xeex Ebola gën a renforcer surveillance aux frontières donc c'est pour dire que surveillance épidémiologique fii ci Sénégal ñu ngi koy topp di ko saytu tey mbas mi moo gën a fës mais am na yeneen feebar yi nga xam ne chaque jour dañ ciy liggéey chaque jour dañ koy topp pour ñu aar Sénégalais yi seen wàllu wér-gu-yaram. waaw ngir tontu ci laaju waa ji nga xam ne sax moo fi indi waxu Ebola moom nee na lan moo tax Ebola ñëw fi ñi mu daloon bëriwul benn nit rek te mu nekkoon cas import Sénégalais yi gëm ko moytu woon ko bu baax mbas mi ñëw fi ñëpp gis ni muy def doomu askan wi ni muy def ci bitim réew te terewul joxuñu ko gëdd bi ñu ko nar a jox moom question mooy lan moo tax fan la mbir mi di lajjee est-ce que gouvernement bi moo deful communication bu baax wala fajkat yi ñoo ci waxul lu ñu nekk wala askan wee amul dégg-dégg moom daal bëggoon na xam problème bi fan la féete nee na aussi docteurs yi ñoom fajkat yi naka la ñu war a def ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo am xam-xam naka la ñu war a def ba wax joo xam ne ñi nga xam ne ci jamono ji seen doxalin méngoowul ak lu ñuy digtal ñu mën a soppeeku te topp liñ leen di wax gëm ne feebar bi am na te mu ngi faat ay nit en fait problème la ci moom. fu ñu toll ci xeex bi je pense que il est pas indiqué ñu wax en tout cas di joxañ baaraam wala di teg naan ci kii la wala ci kële la. loolu en tout cas am ëpp si solo li ci ëpp solo mooy nguur gi moom depuis tàmbali mbas mi et bien avant mbas mi d'ailleurs soo fàttali ko stratégie de communication bi depuis bu ñu amee suñu mbokk étudiants yi nekk Wuhan. ñu ne ndax dañ leen indi Sénégal wala dañ leen bàyyi foofu donc depuis boobu la ñu commencé stratégie de communication di waxtaan ak askan bi saa su ne et aussi may fàttali que ni ci jamono jooju le Sénégal xaatim plan de préparation à la riposte boobu amuñu woon benn cas ironie du sort jour ba nga xam ne moom lañ doon présenté plan bi njiitu réew mi donc son excellence monsieur Macky Sall jour boobu le Sénégal am premier cas mooy 2 mars donc ça veut dire que ñun depuis avant période boobu ñu ngi ciy liggéey maintenant dañu war a gën a ñoñal communication bi di ko adapté saa su ne en fonction de la situation épidémiologique gis ngeen fan yu ñu génn am na benn stratégie communication boo xam ne ministère bi jël na ko et que experts yi saa su ne suñuy présenter communiqué bi dina am ay experts yoo xam ne dinañ ñëw si ku nekk domaine ba nga xam ne moo la concerné di nga ñëw waxtaan ak askan bi maintenant Ebola c'est vrai amoon nañ fii benn cas fii ci Sénégal may wax que ni rek Ebola épidémie la woon tey ñu toll ci pandémie tey réew àdduna bi yëpp la mbas mi laal àdduna bi yëpp taxaw soo déggee ñu ne pèlerinage Mecque taxaw na donc loolu vraiment lu doy waar la événement sportif bu gën a ëpp solo ci àdduna def nañ ko bii passé à huis clos mooy Jeux olympiques yi donc ça veut dire que pandémie vraiment bokkul ak la nga xam ne benn réew la concerné wala quelques réew la concerné ci benn continent mais dañu war a taxaw encore une fois liggéey bi du liggéeyu ministère de la santé kese la du liggéeyu ministère de la santé kese ñëpp kuréel yëpp yeneen département ministère yi mais surtout population bi communauté bi dañ ci war a dugal seen loxo am lu ñuy wax engagement citoyen bu nekk tey ne mbas mi du jóge ci man dem ci keneen mais aussi naa góorgóorlu pour bañ a attraper pour ñu bañ a wàll donc loolu lu am solo ici aussi ñu am responsabilité individuelle donc ku ci nekk tey jàpp ne sa bopp yow yaay njiitu réew mi yow yaay ministre de la santé et de l'action sociale yow yaay Abdoulaye Diouf Sarr comme ça nga doxal liggéey boobu et suñu paree nag ñu soog a évoluer suñuy wax di waroon def li et cetera mais tey fu ñu toll thème mooy boole loxo yi boole force yi pour que mbas mi dellu ginnaaw. te ku nekk am na rôle boo si war a jouer. waa kay docteur ñu bàyyi waa service commercial jàllale seen page publicité. À tout instant. te mën nañ ko bàyyi ci kër ga mais balaa ñu koy bàyyi ci kër ga après évaluation moom ba nga xam ne moom lañ ko defal moom la concerné dañuy def évaluation entourage bi ñu saytu ndax nit ki mën nañ ko bàyyi ci kër gi te dina jël disposition da jël matukaay yi nga xam ne dina ko permettre non seulement moom day respecter mesure barrière am mais ñi nga xam ne moom lañ dëkkal aussi dañuy respecter seen mesure barrière suñu gisee ne éléments yooyu yëpp sont réunis dañ lay defal li ñuy wax ci nasaraan prise en charge à domicile dañ lay faj ci kër gi. alors suñu la fajee ci kër gi dafa am benn dispositif ba nga xam ne day permettre district sanitaire bi mu defal li ñuy wax téléconsultation léegi may taxaw foofu ci téléconsultation bi district bi
da lay woo régulièrement. Maintenant, en fonction de cet état, mën na la woo chaque jour, mën na la woo toutes les 40 heures, mën na la woo toutes les 72 heures, c'est selon. District bi aussi woote bi c'est dans les deux sens. District bi mën na la ci ko woo mais day bàyyi benn numéro ba nga xam ne yow mën nga woote, d'accord? Ok, maintenant yow si suivi bi si téléconsultation boobu wala si échange wala si jokkalante bi mën nga ne man kat sama malade commencé na am ay jafe-jafe. Donc tey si kër docteur ci district sanitaire yëpp am na lu ñuy wax équipe mobile de prise en charge. Équipe mobile de prise en charge boobu benn malade su wootee ne commencé na am jafe-jafe équipe bi day déplacé woo su déplacé woo xoolaat malade bi saytu wér-gu-yaramam xool ndax malade mën na continuer des ci kër gi wala mënul continuer des ci kër gi, ok? Voilà, maintenant su mënul des ci kër gi day dem ci centre de traitement des épidémies. Donc loolu benn condition la pour dem ci centre de traitement des épidémies. Première condition pour dem ci centre de traitement des épidémies wax naa la sànq suñu defee évaluation initiale xool malade bi ndax mën na nekk ci kër gi dañ koy bàyyi ci kër gi mais malade bi suñu ko saytoo gis ne dafa am feebaru dëkkaale, gis ne dafa am at bi weesu na juróom benn fukki at te il est pas autonome, gis ne dafa am signe de complication, kooku il est pas éligible au traitement à domicile, dañ koy jël yóbbu ko centre de traitement des épidémies yi. Te may fàttali madame le directeur général de l'établissement public de santé waxoon na ko gis nañ ne am na en tout cas ñi nga xam ne topp ñu circuit bi dañuy jékki-jékki rek ne maa ngi dem CTE Dalal Jàmm wala jékki-jékki rek maa ngi dem CTE Fann, ça se passe pas comme ça. Da nga war a jaar ci district bi daf la ci benn plateforme bi SAMI moom la ñu réglé. SAMI mooy wax place yi fan la am naka lañ koy séddalee et en fonction de la gravité des cas tey ka nga xam ne moo gën a grave cas moom la ñuy ñëkk utal place. Donc te soo jaawal circuit boobu day am jafe-jafe nga am place ci CTE yi. Donc wax naa prise en charge à domicile après am na prise en charge au niveau de CTE mooy li mu la wax nii. Maintenant tey Sénégal aussi loolu effort ba nga xam ne réew mi def na ko mais fàttali que ci mbas mi bi ñuy tàmbali soo fàttali ko benn CTE la Sénégal amoon mooy Fann hôpital Fann kese moo fi nekkoon comme CTE te hôpital Fann bu mu fa nekkee comme CTE fukki lal ak ñaar ñoo fa amoon fukki lal ak ñaar dont 2 lits de réanimation. Tey fu ñu toll ci mbas mi dem nañ ba am lu ëpp juróom-ñaar fukki comment on dit 700 plus de 700 lits et non seulement am nañ juróom-ñaari téeméeru lal te lal yi lu ci ëpp solo mooy am na oxygène. Tey fu may wax ak yow temm nii am nañ lu toll ci ñaar fukk ak juróom benn centre de traitement yoo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo. Donc tey mooy def nañ jéego bu am solo mais lu ci ëpp beneen élément bu am solo aussi mooy am na ay CTE mais tey dégg nga ko am na lu ñuy wax ci nasaraan zone tampon parce que ak 3e vague bi gis nañ ne cas yi dafay bëri mu am tension ci wàllu lal ci Dakar loolu moo tax monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr jox ñu instruction pour que ñu identifier ay centres de santé particulièrement ci Dakar dafa lu ñuy wax zone tampon. Tey Dakar dans les régions soo ko nattee yëpp am na lu toll ci juróom-ñetti fukk ak ñaari zone tampon donc 82 centres de santé yoo xam ne am na zone tampon te ci centre de santé yooyu yëpp soo ko dajalee am na 298 lits yoo xam ne mën na am oxygène ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent lal yoo xam ne am na oxygène et te gis nañ ne ci Dakar solo zone tampon boobu permettre nañu ci Dakar xayma ba nga xam ne mujjee nañ ko def am na juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn nit ba nga xam ne hospitalisé nañ ci zone tampon yooyu tey jibbi nañ seen kër dem ñu sax ci CTE zone tampon yooyu luy solom mooy tey suñu amee malade district bi su amee malade wax ko yóbbu ci CTE bi amul place dañ lay bàyyi ndikum ci zone tampon yi nga ndigandu ko fa ñu toppatoo la faj la defal la oxygène soo CTE bi su amee place ñu yóbbu la foofu donc vraiment faj bi noonu la demee ci misaal te may wax que ni dafa am circuit ñu ñaan askan bi ñu topp circuit boobu parce que régulièrement dañuy woo benn malade bu nga xam ne kenn xamul kan moo ko defal TDR mu toog ci këram jékki-jékki woote ne non am naa malade bi ngi ci kër gi amul place alors que toppul circuit boobu pour am place. waaw dañuy accorder waat temps d'antenne auditeurs yi ci 33 825 18 30 mais laata loolu docteur est-ce que ñi nga xam ne dañ leen tester di leen tester à domicile ak ci hôpitaux yi aussi CTE yi seen garab ñoom ñoo koy jëndal seen bopp wala dañ leen koy may. waaw je pense que tey comme ni nga ko waxee ci wàllu stratégie ba nga xam ne bu bees la bu ministère de la santé teg lépp la nga xam ne mi ngi jëm ci wàllu garab ci
centre de traitement des épidémies yi dañ ko yombal askan bi donc kenn du ci fay dara loolu lu am solo la te aussi wax naa sànq test de diagnostic rapide yi loolu aussi kenn du ci fay dara ci structure de santé yi mais aussi beneen ndimbal ba nga xam ne njiitu réew mi indil na ko askan bi mooy tey ci deuxième vague bi wax naa la défi bi mooy cas grave yi wàññeeku défi bi mooy cas grave suñu wàññeekoo deeteel yi wàññeeku te tey premier médicament mooy oxygène tey njiitu réew mi jël na décision yombalal askan bi oxygène bi donc tey fii ci réew mi amul benn bërëb en tout cas ci wàllu mbas mi bu ñuy fajee malade jëfandikoo oxygène malade bi di fay oxygène te damay may ci ma profiter ci opportunité bi pour vraiment ci turu ministre de la santé et de l'action sociale jaajëfal vraiment gaziers yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal mooy fournisseurs yi nga xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu oxygène bi ñoom vraiment am nañ benn élan patriotique ba nga xam ne ci mbas mi wane nañ ko joriñ bi ñuy dénk wàllu wér-gu-yaram day toog wax ñoom régulièrement dafa ñoom ay réunion régulièrement mais ñoom ku ci nekk wane na sa engagement patriotique wane na aussi sa fi patriotique wane nañ fu ñu taxaw temm ci mbas mi ñoom xoolatuñu bénéfice xoolatuñu gain ba nga xam ne dañ koy am mais dañuy uyu woote ba nga xam ne njiitu réew bi woo na leen ko pour yëmbalal askan bi oxygène bi donc njiitu réew bi décidé na que nguur gi mooy fay oxygène boobu tey autant ci structure publique yi autant ci structure privée yi oxygène en tout cas ci wàllu mbas mi kenn du ci fay dara te loolu voilà mesure boobu valable na pour établissement public de santé yi mooy centre de traitement des épidémies yi valable na pour zone tampon yi mais aussi valable na pour bépp structure privée ba nga xam ne da nga am centre de traitement des épidémies te liggéey nañ ci benn cartographie wala benn répartition gazier bu nekk wax nañ la yan structure nga war a jébbal wala nga war a approvisionner oxygène pour que vraiment liggéey bi matale mu huilé et structure di ñu ci am benn jafe-jafe donc loolu jéego bu am solo la ba nga xam ne nguur gi def na ko tey pour yombalal askan bi faj bi. docteur bëggoon naa benn précision ci ñi ñuy yóbbu ci CTE yi nekk ci structure privée yi est-ce que ñooñu comme ni nga ko waxee district moo leen fay yóbbu wala c'est un choix du malade mu dem ci structure privée da ngay fay séjour bi nga fay def seulement que oxygène bi. wala boog paj mi ñi je sais pas comment ça se passe option la wala dañ la fa yóbbu. alors ñaar moo mën nekk. deux premièrement comme temps normal. temps normal yow mu nga jug wala keneen jug wala et cetera dem pour faju wax damay dem structure publique wala structure privée nga dem nga faju foofu donc cas boobu su amee loolu nit ki moo décidé dem structure privée mais soo demee structure privée fekkee ci wàllu mbas la nga toll ci wàllu oxygène. loolu nguur gi moo koy jël en charge doo ci fay dara soo demee ci structure privée aussi war a def test de diagnostic rapide loolu comme ni mu ko waxee district bu ci nekk privé yi nga xam ne ñoo nekk sa gox da nga leen war a jox test de diagnostic rapide test boobu waroo ci fay dara mais profiter pour lancer appel structure privée yi nga xam ne amaguñu TDR yooyu ñu rapproché wu seen district sanitaire jël TDR yi di ko defal askan bi de façon gratuite donc boobu mooy premier élément deuxième élément mooy ci district yi ci collaboration entre public ak privé mais fàttali que ni tey système de santé bi public bi ci la bokk mais privé aussi ci le système de santé bi la bokk. loolu moo tax am na ci ministère de la santé benn direction ba nga xam ne loolu rek lay toppatoo mooy direction des établissements privés de santé loolu moo tax ci district yi am na district yi nga xam ne ci collaboration bi dañu identifier ay zone tampon ay structures privées comme zone tampon. donc loolu aussi day gën a yombalal faj bi dañuy utiliser comme zone tampon donc loolu du ci am benn jafe-jafe mais lu leer mooy ci structure privée yooyu ñaar yi daal kenn du ko fa fay oxygène bi kenn du ko fa fay ci wàllu mbas nag laa wax. ci wàllu mbas mi kenn du fa fay oxygène ci wàllu test de diagnostic rapide pour Covid kenn waru ko fa fay am na structure privée yu commencé collaborer ak district yi pour am TDR yi may woote di wax que ni bépp structure privée ba nga xam ne jotagoo ci TDR yooyu. nga rapproché wu sa district sanitaire mu jox la TDR yi nga jëfandikoo ko soo ko jëfandikoo nga rendre ko compte mu lay mën réapprovisionner régulièrement waaw ñu ñëw ci automédication yi parce que da ngay gis ku toog du def sax test ne li may yëg xëy na Covid la dem pharmacie parce que ak li ñuy distribuer ci réseaux sociaux yi ne ku feebar jëndal li jëndal la léegi les gens ils vont ñoom ñooy demal seen bopp ba am na yenn tension yoo xam ne sax ordre des pharmaciens mu ngi ko doon wax ci yenn xeetu garab nit ñi dañuy ñëw di ci profito di jënd et des médicaments qui sont censés être vendus sous ordonnance mais dañ leen koy jaay quand même parce que xam nañ ne besoin la loolu amul conséquence lan la ci autorité sanitaire yi di wax ci ñiy dem faj seen bopp te xam nañ ne sëkkat yëpp du Covid aussi.
alors automédication moom vraiment baaxul te may rebondir ci li nga mujjee wax te wax bu am solo la war nañ ci taxaw effectivement tey ci askan bi mooy suñu nekkee suñu biir kër suñu en tout cas ci famille ci communauté bi ñi ngi wax non dama grippe kese wala ñu naan est-ce que Covid la est-ce que dama sibiru parce que ñu ngi ci période sibiru quand même paludisme si ñu ngi ci wàllu hivernage donc askan bi daal li ñu leen ñaax mooy képp ka nga am màndarga feebar yow sa niveau bul wax ndax da nga Covid bul wax ndax da nga grippe bul wax ndax da nga sibiru jugal teel dem hôpital soo demee hôpital waa kër docteur ba nga xam ne moo fa nekk nga xam ne tàggat nañ ko ka nga xam ne xam-xamam xarañ na ci loolu dina la defal seet bu mu la war a seet defal la test bu mu la war a defal après moom dina la wax ndax Covid la dina la wax ndax sibiru dina la wax ndax leneen la donc vraiment ñi ngi ñaax askan bi di leen fàttali que ni recours précoce aux soins dafa am solo mooy teel a jug dem ci docteur pour bañ a am ay jafe-jafe leen li mooy effectivement gis nañ ci réseaux sociaux yi ñu koy sax tuumaal ministère de la santé de l'action sociale mais loolu wax nañ ko lu bëri yoon jógul ci ministère de la santé de l'action sociale ñi nga xam ne dañuy wax fukki garab ak juróom wax mooy faj Covid jël leen li loolu vraiment jógul ci ministère de la santé parce que ministère de la santé diglewul santaanewul automédication te li ëpp solo aussi mooy gis nañ ne ci askan bi ci kër yi wala ci quartier yi dañ naan kii bu mu Covidee garab bii la jël man tamit baa mu jël garab boobu loolu vraiment diglewuñ ko parce que nit mën na Covid am sëqët yow nga Covid am jaare maanaam sa biir bu daw wala keneen Covid am wàllu ñàkk cafka bi nga am wala ñàkk xet bi donc nit yi bokkuñu donc li ñuy wax ci nasaraan traitement bi c'est au cas par cas kii diw Massamba dañ koy bindal garab bi ma dem ñu bindal ko garab bi c'est pas parce que Massamba jëloon na garab bi selon lu muy yëg ci yaram bi ak selon moom ndax amoon na feebaru dëkkaal et tout donc vraiment c'est au cas par cas te loolu liggéeyu district sanitaire la donc vraiment ñi ñaax nit ñi pour que ñu bañ a topp automédication boobu ñu teel a jug di dem ci waa kër docteur comme ça ñu indi leen saafara ci seen wàllu wér-gu-yaram. docteur foog ñu wax aussi ci ñi nga xam ne ñoom ñooy déclarer seen bopp guéri parce que da ngay gis ku feebar ne la xaaruma docteur Mamadou Ndiaye ne déclaré naa sama bopp guéri ndax yëgatuma dara est-ce que noonu la war a demee test de contrôle yi est-ce que dafa am solo dañ ko war a def forcément. waaw aussi damay permettre ci fànn boobu ñuy wax am na benn auditeur bu laajte woon sànq feebar bi fu mu toll liy guider suñu stratégie mooy xam-xam d'accord xam-xam ak saytu ak gëstu ak recherche dañuy seet feebar bi day dem stratégie di dem ñuy seet ci wàllu prise en charge à domicile kuréel ba nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram ci wootaayu xeeti organisation mondiale de la santé dafa def benn étude benn saytu bu am solo ci li ñuy wax critère de sortie d'isolement wala critère de guérison clinique tey ci xam-xam bu leer bu amul benn sikki sàkk ci mbootaayu xeet yi mais aussi wax naa la ko sànq ci waxtaan bi organisation mondiale de la santé def recommandation rek ñu topp ko parce que ay experts ñoo nekk organisation mondiale de la santé Sénégal aussi am na ay experts mais bu ñu jotee recommandation yooyu dañu def kàngam yëpp yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu mbas mi wala seen xam-xam màcc na ci wàllu mbas mi dañ leen dajale ñoom ñëpp waxtaan ci recommandation yooyu ba tënk que ni recommandation yi mën nañu ko jëfandikoo léegi ci recommandation yooyu ñu jàpp ci ñaar mooy critère de guérison clinique mooy tey ñi nga xam ne ñi leen ñu faj seen kër mooy dans le cadre de la prise en charge à domicile ñaar moo mën nekk bu njëkk bi mooy yow asymptomatique nga woon mooy bi ñu lay wax test bi dafa positif amu woon benn màndarga ci sa yaram mooy par exemple kenn ka nga xam ne amu woon benn màndarga ci yaramam dafa doon voyager dem def test bi ñu ne ko yow sa test dafa positif kooku yëgu woon dara loolu la ñuy wax asymptomatique amu woon benn màndarga kooku su toogee këram topp waa kër docteur li ñu ko defaral di jokkoo ak équipe mobile de prise en charge su toogee fukki fan mën nañ ko déclarer guéri te du def test de contrôle d'accord loolu vraiment c'est très clair maintenant équipe mobile bi wala district bi ñoo koy wax que ni yow wér nga ci kaw critères yooyu fukki fan deuxième possibilité mooy ñi nga xam ne dañu nekk lu ñuy wax polysymptomatique polysymptomatique mooy am nga ay mandarga mais mandarga yi bëriwul asymptomatique mooy privatif amoo benn mandarga polysymptomatique mooy am nga mandarga mais mandarga yu tuuti la ñooñu wax naa sànq ñi nga amul benn mandarga équipe district bi fukki fan après dañuy wax wér nañ mais asymptomatique yi fukki fan après
su matee fukki fan dañ ciy toftal ñetti fan mooy fukki fan ak ñett te ñetti fan yooyu suñu toogee ñetti fan amuñu benn mandarga mooy signe yëpp disparaître amuñu benn signe loolu dañ leen ñuy wax que ni wér na dañ leen ñuy déclarer guéri cliniquement. te loolu aussi ay gëstu yu am solo yoo xam ne def nañ ko ci àdduna bi yëpp wane na que ni amul risque transmission amul risque contamination donc loolu vraiment de façon très claire. Pour reprendre, pour résumer, dans le cadre de la prise en charge à domicile, pour les patients asymptomatiques, amuñu symptômes, après 10 jours de traitement à domicile, équipe district bi mën na la déclarer guéri joxul ngay def test te amul risque de transmission. Deuxième possibilité, les patients polysymptomatiques am nga mandarga mais mandarga yi bëriwul soo toogee fukki fan da nga siy toftal yeneen ñetti fan yooyu dañu war a xool ndax yow amatoo benn mandarga fekkee amatoo benn mandarga léegi équipe district bi aussi mën na la déclarer guéri cliniquement donc jarul ñu def ay test de contrôle. ñi nga xam ne nag dañ leen di traité à domicile te ca bañ koy door wane wuñu woon benn symptôme maanaam dañu asymptomatique wala ñu polysymptomatique comme ni nga ko waxee maanaam symptômes yi ñu wane bëriwul ñu dem ba ci biir gis ne symptômes yaa ngi yokku ñu ngi am ay signes d'aggravation wala lu leen jaaxal ñooñu lan lañ leen di digtal kan la ñu war a woo fu ñu war a dem. wax naa ko sànq ci faju kër gi dafa am lu ñuy wax téléconsultation deux concepts premier concept téléconsultation deuxième concept équipe mobile de prise en charge duñu la yoo waxal toogal sa kër rek après ñu bàyyi la noonu su ñu waxee toogal sa kër ñaar mooy mën nekk dañ lay woo régulièrement genre dañ lay woo toutes les 24 heures wala ñu wala toutes les 48 heures wala ñu wala toutes les 112 et cetera voilà ñu wax la yow soo gisee benn mandarga boo xam ne signe de décompensation wala signe de gravité yow wooteel ci district bi loolu su amee nga woote ci district bi dañuy déclencher li ñuy wax équipe mobile de prise en charge deuxième concept équipe mobile de prise en charge boobu ay docteur la ay infirmier ay sage-femme ñu juggu seen oto dem saytu malade bi suñu saytoo malade bi gis ne malade bi état am fu mu toll mën na des ci kër gi faju ñu continuer ko bàyyi ci kër gi faju adapté waat traitement am d'accord suñu équipe mobile de prise en charge boobu su demee ci kër gi gis ne malade bi kat am na ay signes de gravité commencé na am ay complications dañ koy jëlee ci kër gi yóbbu ko ci centre de traitement des épidémies toujours district mooy def loolu mais il peut arriver ak tension bi ñu observé woon récemment ci troisième vague bi CT bi amul place dañ koy yóbbu fi ñuy wax zone tampon donc tey wax naa la am na ay zone tampon tey ci Dakar am na lu ëpp téeméeri lal yoo nga xam ne am na oxygène ci centre de santé yi donc lay yóbbu ci zone tampon yi faj la en attendant nga am place ci CT yi te gis nañ ne sax moom laa doon wax sànq ci zone tampon yooyu am na ñoo xam ne dañuy ndëggandiku ci zone tampon yi mais dañuy far wér jóge ci zone tampon yi dellu seen kër. donc noonu la liggéey bi doxee maintenant aussi au-delà de numéro yi nga xam ne district sanitaire yi ñu ngi koy joxe dans le cadre de la prise en charge à domicile am na ñaari jumtukaay yoo xam ne ministère bi teg na ko te jumtukaay yooyu ñuy fàttali askan bi mi ngi fi ba tey bu njëkk bi mooy numéro vert bu ministère de la santé et de l'action sociale 800 00 50 50 askan bi mën nañu ci woote pour laajte ñu defal leen ay ndimbal ci loolu tey téléopérateur yëpp yi nga xam ne nekk nañ service national d'éducation et de l'information pour la santé tàggat nañ leen ci wàllu prise en charge à domicile ak ci wàllu zone tampon yi ni muy fonctionner deuxième jumtukaay cellule d'alerte 19 19 loolu aussi am na ay ndaw ministère de la santé yu nekk foofu askan bi suñu fa wootee dañ leen leeral seen wàllu wér-gu-yaram ak ci wàllu la nga xam ne moom la ñu war a def pour seen en tout cas seen faj gën a nekk lu ñu gën ko ñoñal. Docteur Babacar Gueye waxtu bi jot na dama lay bàyyi rek comme ni ñu koy defee saay su nekk rappeler gestes barrières yi mesures de prévention yi ku nekk war a jël ngir aar boppam aar aussi ñi mu nekkal ci feebaru coronavirus. ñu ngi lay jaajëfal vraiment di la remercier ci waxtaan bi di la remercier ci invitation bi di la remercier aussi. si laaj yu am solo yi yu pertinent di remercier aussi auditeurs yi laaj nañ laaj yu am solo leen wax que ni biñ nañ ubbeeku saa yu ñu bëggee laajte rek suñu jaaree si yéen nous sommes disponibles du ma fàtte aussi gërëm ki nga xam ne moo ñu accueillir fii Alassane Wade monsieur Wade vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant ci accueil bi si puis vraiment disponibilité bi ñu jeexalee ñett
tey fu ñu toll ci mbas mi vraiment ñett ñi foog askan wi yëpp taxaw ci thème bu njëkk bi mooy respect mesure barrière lu am solo la loolu mooy delloo feebar bi ginnaaw amul naxaate loolu mooy delloo feebar bi ginnaaw respect mesure barrière déplacement yi nga xam ne amul solo ñu wàññi ko rassemblement yu inutile yi ñu bàyyi ko ñu gën a góorgóorlu ci dandante bi ñu gën a góorgóorlu ci raxas loxo yi ba mu set ak ndox ak saabu wala jëfandikoo solution hydroalcoolique ñu gën a góorgóorlu ci takk masque bi comme waaye ni ñu ko waxee il faut laver les mains porter le masque te masque bi ñu góorgóorlu ci bu baax masque day muur gémmiñ muur bakkan donc premier élément loolu dañ ko waxat dañ ci war a sax lu am solo la loolu mooy permettre en tout cas ci premier élément buy tax mbas mi dellu ginnaaw deuxième élément ñàkk bi lu am solo la tey épidémie bu am ci àdduna en tout cas ci wax naa joxe naa exemple sànq ñàkk bi mooy tax vraiment suñ ko boole ak respect gestes barrières yi ñu am ci ay jéego bu am solo nguur gi def na ay jéego yu am solo dina gën a dëgëral jéego yooyu pour ñàkk bi disponible am na ay vaccin yu bëri yu ñëw fii ci Sénégal ay millions de vaccins dina ñëw ci at bi incha allah ci weer yu ñëw et aussi il y a une perspective pour ñu mën defar fii vaccin ci Sénégal à travers l'Institut Pasteur donc vraiment ñu ngi ñaax askan bi gis nañ ne tey am na engouement ci wàllu ñàkk yi gis nañ ne sax ñi nga xam ne amoon nañ benn réticence tey nangu nañ ñàkku donc ñu gën a góorgóorlu ci ñàkk yi leen wax ne aussi nguur gi taxaw na thème pour ñàkk yooyu disponible boobu mooy deuxième élément bu troisième élément fu may jeexalee mooy recours précoce mooy nit ci bu ñu toog seen kër yi wax dama grippe wala dama sibiru wala lii laa am wala lii laa am soo gisee benn mandarga rek bu la jaaxal ci wàllu wér-gu-yaram jugal daw gaaw seeti kër docteur waa kër docteur ñoom dañ la wax ndax Covid la ndax sibiru la wala leneen la suñ ko teelee gis am na jumtukaay yi nga xam ne wasaare nañ ko ci réew mi muy test diagnostic rapide yi suñ la teelee defal diagnostic bi teel a xam ne moo la jot teel la faj doo ci am benn jafe-jafe doo am complication doo nekk cas grave wala cas critique ba nga xam ne day tax nga dem réanimation donc vraiment nit ñi dañ teel a jug di kam faju ji di dem ci kër docteur yi ñi ci ñetti ponk yooyu laa bëggoon jeexale ñetti ponk yooyu suñ ko saxalee dëgëral ko je pense du yàgg dara incha allah mbas mi dina am ay tànku ginnaaw. Docteur Babacar Gueye ma lay remercier di remercier auditeurs yi nga xam ne contribuer nañu posé nañ seen question jaajëfal suñu technicien Alassane Wade di leen jox dig daje talaata bi di ñëw ci beneen thème ci Allo Docteur.